mbokk yi toppaleen ma si biir tey nag dañuy tamambaalu ba si biir saali ki nga xam ne moom mooy Yankuba Colley su ko defee ñu waxtaan ak moom ne leen dem si biir. waaw mu génnee acc ba tey dinañ si waxtaan ak moom mu nekk lu am solo. asalaamaaleykum askan wi nuyuwaat leen ku nekk sa tur ak sa sant di leen dalalaat si beneen tamambaalu spécial nag leen wax tamambaalu suu nag di show bi nga xamante ne nii dalal neen fi kulu ndaanaan tey nag ma ñëw daan fee dalal ki nga xamante ne nii moom mooy politicien si biir politicien yi boo bëri neen nag si dëkk bi waaye bokkuñu façon tey nag si tamambaalu spécial ñu doxantu tamambaalu nag ba fii kër yi ki nga xamante ne nii moom mooy Yankuba Colley nar a waxtaan ak moom nag si waxtaan yu am maanaa ñu bëri dañ koy faral di dégg naan Yankuba Colley kuy kooku ak fan la cosaanoo tey nag si biir tamambaalu spécial ngeen àndasee man Aida Kebe ñu nar a leeral lu bëri nar see jàngee lu bëri xale yi jàngee si magi jàngee si su ko defee nag ñu bëri mun koo xam ndaxte nit ki daal boo ko Olof Njaay dafa ne nit ki boo ko xamutee xëy nga koo ooyee kon nag toog leen ngeen si taan tamambaalu spécial bii nii ak ki nga xam ne moom mooy Yankuba Colley képp ki nga xam ne toog nga sa xalaat nga ne Yankuba Colley fu mu jógee est-ce que lii la est-ce que lii la tey nag seen est-ce que yooyu laa bëgg a leeral ba mu leer nañ man ak ki nga xamante ne ni ñoom ñoo toog fii nii muy ndaanaani politicien yi du ma def dara rek lu du jox ko may gi mu nuyu wante moom nuyu naa la. fay naa la. nuyoo askan wi bala ñoo xuus si waxtaan. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nuyu naa képp koo xam ne moom ñoo seetaan maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp suma xarit lañ maa ngi nuyu ñëpp. mu ne ñëpp xaritam yéen ko dégg kon na xam ngeen ne yéen ñi xariti Yankuba ngeen su ko defee man tamit seen xarit laa ndaxte man ko xaritoog moom rek ma xaritoog yow xanaa neex na ba noppi waaw ba tey it buñ dugasee si biir gis fi ki nga xam ne mooy nataali Yaya Jammeh ñu bëri ñi nga xamante ne nii ñu ngi nekkoon di jëflanteeg moom daal bu mu génnee dëkk bi gars yi dañ wàccee nataalam waaye yow dafa mel ni wàccewuloo nataalam bi nu mu fa demee. kii du ma ko wàccee. kii ku baax la. it's a very good man. julit la te man duma orkat man julit la du may ore dafa am lu bari lu ma def ak moom ma bugga ko ci te daf time ba ma nekka moom daf ma jox xolam ba mu jeex takk waaw ku laa invite néegam ci guddi ngeen toog yéen ñaar rek kenn bokkut yéen ñaar rek ngeen a waxtaan di waxtaan nice it's a very nice man. kii man duma ko or mënuma ko or man gor laa gor pire laa soo man kii duma ko or kii nataalam du wàcca suma néeg fii suma néeg la di du néegi keneen de suma néeg la soo nataalam a ngi fii foo duggee suma néeg moom nga war a njëkk a jàkkaarloo. loolu am na solo trop waaye ñu bëri nag di wax ne moom nag ab raykat la. kan la rey man di gisuma ko. te musuma discours moom mu ne ma rey naa diw musuta am dañ koo wax yëpp dañ koo tuumal te am nañ right pour tuumal ko because am na issues ak ñoom ñooñu so ñooñu noonu fuñ jaa ñooñu ennemi lañ ñooñu fuñ jaa ñu wax anything negative tutali si mais lu tax waxuñ ko bi mu fi nekkee léegi lañ ko doog a wax. buñ ne Yankuba ñu bëri dañuy wax ne Yankuba Colley kii fan la cosaanoo suñ ne Yankuba fan la jógee. man Talinding laa cosaanoo ñun ñooy di founders of Talinding ñun ñoo sanca Talinding so fii laa cosaanoo fii laa màggee doo yaroo Banjul maa ngi yaroo Banjul when I was 2 lañ ma yóbbu Banjul ci suma benn sister yal na ko yàlla yërëm foofu laa yaroo ba def suma secondary school balaa loolu ma dellu si waat back to Talinding waaw. moom mu ne ñoom ñoo sanca Talinding fii nii waaye man damay faral di dégg nit ñi am ñuy wax naan Yankuba nekkul Gambian. man xam naa ne ñun ñoo sanca Talinding suma kilifa yi ñoo sanca Talinding ma juddoo fii. yaay di waa ñoomi esew foofu la juddoo moom it waa esew la tey jii nii alkalia seen kër la nekka kon xam naa ne ku doon Gambian sa benn pérén du mun a nekka alkali ci réew mi surtout place bu mel ni esew fii tamit di Talinding kër gu rëy lañ fi am kër gu màggal lañ fi am because dañ am families
each family dafa am luñ la dàkkanteel ci biir famille bi in Talinding. We have Kolikundas, we have Bajikundas, ñoo xam ne ñooy di alkali of Talinding. We have the Sonko Kundas, we have the Sane Kundas and Cham Kundas. So those are the Kundas that are the founders of this village. yéen a ko dégg yéen ñu doon wax ne moom du Gambien leeral na ko ba mu leer nañ nag si biir waxam nag dégg ngeen ko mu ne ki nga xam ne nekkuloo Gambien sa papa du mun a nekk alkali fii kon nag xanaa ay wax day jeex ñu bëggoon da nga yóbbu ñu through sa educational background bi fan nga jàng. Actually, when I was in Banjul, I attended Malfa Primary School, then to Crab Island. Then after my def some vocational training, ba pare joined the police. Ma serve for 10 years. Then after my bàyyi jàngal suma boppa. Then after ma dugga within the police. After police, ma retire after 10 years. Then travel for a short period in UK. Then ma dellu si waat in UK, def naa some classes, though short. Then I came back to the Gambia. Ma fi nekkee liggéey naa tamit to some hotels. Tamit bala liggéey naa benn company bu ñëwee Bara Fishing. So dem towards Denton Bridge di nga ko gis liggéey naa fa liggéey naa Saben Madi, as sales executive. After ma liggéey GPTC. Maduga in Sila them to all I was then in 1994 I was in politics. Before 1994 tamid I was in politics. I was though not that lifin waaye ci youth si la bokkoon ñi nga xamoon ne bokkoon nañ amoon nañ interest in politics. Wow. Even in school. ñu bëri dañ dee faral di wax ne kuy dawal moto koo gis wax ko masa coono ndaxte am na jaar-jaar yu bëri yow yan jaar-jaar nga jaar. No jaar-jaar bi métti wut because life moom noonu la mel. I'm from a poor background. Man du ma woon ne suñu gars yi am nañ waaye ñu ngi doon duddee seen ñaxa. because Talinding ko xam ñi fi dëkka ñoo bi ay béykat lañ woon. like man suma pa ku mun a béy faro ak tool so te loolu tax ñu am fii a very vast land fii kenn ëpp ñu fi land so because suma pa béykat la woon daf daan dem toj àlla ceeñ ko def ko faro so ñun faros loolu lañ woon amuñu woon xaalis physically waaye gars yi ñu doon dunda di seen le waaw because ñoom duñ daan jënd maalo Talinding duñ daan jënd maalo ba pare bari yoon mango torop tamit during suñu young days that around the 70s di nga gis ne fii su taami mango jotee even añ di bari ñu ko lekk duñ moo bari sax because of lim baree fii dañ ko daan jël di ko jaay ci biti also so suñ jigéen yi nekk fii tamit daan béy naa ko bu baax a baax so ñëpp a ngi doon dundee seen ñaxa even though amuñ woon xaalis like other people nañ mel waaw so jaar yi moom alhamdulillah nit nag dundaam coono surtout nit koo xam ne amu leen dara waaye foos nga laal ci coono yi here and there waaye man nag sant naa ci yàlla I was like a pet child. When my father died, I was the last child of my father. Te bi mo gaañu ñëpp noonu lañ ma ko doon consider because I understand he was a very good man koo xam ne daf daan dimbali nit doomu aadama and the like so te nekkut nit koo xam ne ku soxor la also so bim gaañu ñëpp dañ ma ko daan seetee as his last child so du ma daan sona daal lu ma bëgg daal dama ko daan am loo xam ne soxla naa ko suma morom yi soxla ko kenn ma ko njëkk a am loolu moom amoon naa loolu waaw te yarin bi moom yaru yàlla rek laa amee man su fekkee ne toppa naa
waaw dëgëroon naa boppa tamit ci suma time xaleel yaa ba gaay génnee ma fi yóbbu ma Kafuta génne ma du ba pare ma stay in Kafuta for about 3 years musuma aguma around this side fu bee naa fa loo xam ne musuma ko daan def foofu laa commencé di lekk cere ñun xamuñ loolu ñun maalo rek lañ xamoon bi after laa ñëpp si so loolu amoon na loolu ci xaleel yàlla rek waaye bi ma xam suma pa de foog naa ne ñaari yoon laa mun a remember ma am a parental beating waaw ñaari yoon rek in my life ñaari yoon rek benn bi was in Kafuta to a cousin moo ma yóbbu woon foofu ak suma elder brother ku ñëw woowee Alaaji Dudu Koli yal na ko suuf seddee suma mag ju baax koo xam ne contribute na a lot in my life so waaw kooku tamit mus naa def am na lu ma defoon ci kër gi daal ñu ooyi ko mu ñëw fekk ma njool la nag tof so bi ma daw mu timpa ma no not as such because ñooñu duñ daan bëgg ku leen ragal ñooñu dañ daan bëgg pour nga yaru dañ daan bëgg pour ñu teg la ci yoon ñoom noonu lañ meloon foog naa fii koo xamul Alaaji Dudu Koli ñu néew la then is a very strong man koo xam ne very vocal koo xam ne am na kaddu su waxee kenn du ko daaji so definitely jaar yooyu noonu after ma dugg in politics 1994 ñëw we support the revolution from the day. tey it nga mention sa papa ñu ko ñaanal yàlla suuf sedda si kawam ñu bëggoon nga baaxee ñu tur bi ak sa turu yaay. ba suma paa ngi tudda Amara Nding Koli suma yaay ngi tudda Faat Njaay. si sa biir wax mention nga ne like bi nga jeexalee demoon nga out pour kind of study. UK. I was in UK. ban course nga doon. In fact, I was trying to do computer science. Wow, So da nga jeexal ba high school? No, jeexaluma ko. I have to come back home. Wow. So ñu ñëw si li nga xam ne moom mooy sa career background. Take me through your career background. Yeah, that's what loolu la commencé woon. Something like police? Yes, I served the police from 82 to 92. It's about 10 years. Then we were by, still I'm on that short travel to UK. Then I came back. Then Mali bar fishing. After Majugi go for the hotel, Kololi Beach. Then ma bàyyi foofu noonu ma ñëw liggéey ak Gipit ak Simon Madi lañ ma electé as councillor then ma bàyyi Simon Madi join GPTC init foofu lañ ma promoté as deputy mayor so ma bàyyi GPTC then I was dama am duma mën a run ñaari office so I went to council where I was deputy mayor and later on a Friday ñu def ma the acting mayor of KMC. So naka nga duggee si politics naka la politics nag moom dama ko bëggoon from my childhood. Definitely I could recall during PPP, UP, and I was in support of PPP for some time. Then I changed to support NCP. But I was in support like Holrek, Modern Buga. I was a fan to Sirif Diba. Okay? Being Kodahe, I was supporting him. And then I was supporting NCP, not you see that's what, because first election with Masani, I made a funny voting. I voted for OJ because I like him, and voted for Sirif Diba because I like him also to be president, and I love OJ also to be national assembly member of my area. I did that. That was my first time for Masani Karta.
in it, 1994 came, and if in Buneka Siman, I have to support the revolution. I did, 100%. I give them my support, 100%. And I was part of the people who encourage, who were, who encouraged Yaya Jammeh to come up as a civilian candidate in Sanil Kokarta, based on what he has done for the country. Then I don't even know him. He can only recognize me as that man. I know he's part of the youth wing, but not close to each other. But because of what they did for that 2 years of transition, my support to say, I believe if they stay, they can do something. Because lima expect I've seen that transformation of this country. waaye ñu bëri dañ dee faral di wax ne kii lan la bokk ak Yaya Jammeh lan la bokk ak moom yow lan nga bokk ak Yaya Jammeh. I don't know. I don't have that relationship, intimate relationship with him. Go Makode. I don't think it's possible because now I'm not very low. I'm not munge fein because I'm not yena ñoo xamne mbokam lañ te ñooñu suma set lañ man ki suñ juddu. Waaw lolu amna. Waaw. Waaye not ne dama bokka moom passé. Non. Man wa Talinding la. Man I'm not from Fonyi. Taya is from Karinla and is from Fonyi. So 2 years transition boobu noonu nga mention lan la gaay def lu fees sa bët bi ba nga xam ne nii. Yeah, they changed the Gambia. Automatic. Dañ ko change one time. That was the time they built that hospital. They changed Nyomi. They brought up ñu tali suma uncle yi fi njëkkee ju tali because ñu xeer mu xonq rek lañ xamoon so mu change leen at least def leen tubaab tuuti so that's it. That ba pare other schools mu start ba pare make a big hard promise for Gambians lim intention to do, and that was some of the reasons. There are so many transformations but that was the time television ñëw so many things new. Yeah. So that was the reason you got that full support from up as a civilian candidate. Simeku as a civilian candidate. That was not his intention. Because Hejobu Mak Mofanekon for him to transform himself to a civilian president. ñu bëri ñi ngi wax ne like Yaya Jammeh daf la foloon parce que da nga kinda reetoon ak moom moo tax mu jël la teg la si place mayor bi. So that you can see that. Man, I was elected as a councillor. I refused first to be elected. I wanted to be a kingmaker, not a king. And it need the youth of Talinding say no, you have to come as our candidate for the first local government election councillorship. I went unopposed. Okay? Alright? I was at council. I first vied to become deputy mayor. Immediately council start. And to Yala Joko Francis. And like to become our mayor. And we were in council. Nice. So in it, Lai was out. This guy acted as mayor, and is the councillors. Yaya Jammeh was never aware of that. Councillor Sila under the leadership of then Councillor Mbemba Gassama, Modlamin Jammeh, other councillors. Come, New Tanama. They want me to be the deputy mayor. So, no less about the deputy mayor anyway. And in it, B. Francis de Mayor should have acted as mayor because I'm no law. But the second Yaya Jammeh, then he should have appointed me at that time. No? Why then Jill Aliuma one died, now the present IEC chairman, me defco the mayor of KMC. Still remain assistant. And I enjoyed that tenure, even with Ali Mohammed. I
I enjoy him because we work with him. I'll come to that. Sirajma appoint as Chief Recorder on a Friday. Yeguma ko sax man biñ ma appoint as mayor I was not aware of it. Dama demoon Sukur lañ demoon seedaale after mu jox ma responsibility bi pour ma dem jëli collect the remaining bags yi des at the ports foofu laa nekkoon on a Friday foofu lañ ma koolee ne ma kawo you council. I went to council and I was given a letter ne I'm to take over from Alieu Momar Njie. And that's how my mayoral came. And noonu laa nekkee mayor. And bi ma nekkee mayor bi ma njëkkee ñëw because I know council before li ma njëkk a ñëw def ma xam suñ problème si ne dama njëkk a jënd 30 tractors at the same time laa jënd ak moom pour make sure ne 30 tractors. No, KMC money of course. When I'm talking here I'm talking about KMC. So biñ defee loolu in it and we started to put up our plans yi di dem ba elections yi ñëw then I opted to come pour taxaw as mayor and ma am a popular support from the youths of this municipality because Hariti youths yi la so they came up ak jigéen ñi they came up they large number to support me. Then that election, suma digante ki wa taxawal foog na close to 10,000 votes and for all. So that shows I was more popular than the candidate that opposed me. Ban candidate more? Then he was my teacher. Just guess what? Ki suma teacher la. When I said I left here for Kafuta, ki moom lañ ma hand over. Danso Master Danso ñu bari xamee ko Master Danso di leen Master yal na ko yàlla suuf seede yal na ko suuf seede ku baax la suma teacher la he taught me in fact bokk na ci yoo xam ne tamit play na part in my life because sax bi mu taxawee sax I was saying su fekkoon ne moom moo taxaw before man ma ñëw up as a candidate duma doon taxaw and suñ campaign bi was very nice respectful dina taxaw fa ne suma student la naa taxaw fa ne suma teacher la duma ko wax dara waaye dama bëggoon suma teacher bàyyil ma rek loolu laa doon wax so and we had ku follow suñ campaign trend bi di nga doon gis ne it was very nice peaceful cordial and everything was good and bi ma winee tamit he congratulated me not even stopping at that. He came, bima jile office, he came to dafa ñëw suma office ne ma I'm your teacher. Dama ñëw jël si suma wala from your salary pay. And he does that. Dafa ñëw du rang because I'm an officer for the start amut rang. So loolu moo fa nekka then ma nekka ci council bi then we started working with a very good team. We try to see how best we can change the municipality. So for how long nga nekk si council? 12 years. I serve as active mayor for 2 years and then ma serve ñaari term of 5 years as mayor. So bi nga fa nekkee lan moo nekk seen success stories? Du jeex. It's too much du jeex gis nga yaa ngi gis concrete most of the concrete roads yi nga gis fii suma sagoo tax mu am man suma municipality bi moo ko lead yi central government def tamit man may sababu bi because what I do dama dee xam ne council muta antanu that project ma try influence the president pour mu defal ñu ko waaw te daf dee am this concrete road bi nga gis from Tristan to Abuko man maa fa yóbbu président the culvert that culvert at Abuko man maa yóbbu président foofu maa ko yóbbu ci place su pare pour su ko defee ñu def waaye ñun ci suñ boppa def nañ ay concrete roads soo demee diggante Tebakunda ak Manjai concrete road bu mu nekk foofu noonu loolu suñ liggéey la suma projet la marché yi nekk KMC yëpp all the markets
all the new markets yi nga gis yëpp ci KMC suma project la. I did it. Even right now, projects you them need on right now. It's my idea with my council. No, whatever. Yep, Marseille. Even the new office that the guy built, no. It's my making. And I was asked why should I do that when I know that I'm leaving, because I promised the youth of this municipality during my last term. Prepare yourself because it's going to be my last term. I don't want to come up. I don't want to go more than 10 years. So prepare leen seen boppa. Loolu laa wax the youth of my municipality, because ñoom it dañ ma support on trop. Dama bëggoon pour ñoom it ñëw ñoom laa ko yéene woon pour ñu ñëw. So during those days, I said, you know, but you are going, why should you think about an office? Man ne la hankañ man bi maa ñëw fii office bu ndaw laa fi fekkoon ma développe ko mu mag te emut su fekkee keneen a ngee ñëw bëgg naa ko tamit nekk ak ci benn place bu fine fu sella nga xam ne su ma ñëw council all the time I look myself very proud and happy ne yes the mayor bu fa nekk mu ngi sit at a very conducive area of work. Yeah, that's all. Loolu laa believe on. waaye tamit gis nañ ne lu mel ni tundu KMC bi daf dee faral di tilim trop especially nawet bi bu ñëwee marché Serekunda ñu gis Kotu Dom side bi fële ak Bakote Dom side bi ba it is of recent leen gis mayor bu fa nekk right now mu ngi provide bins all over university ak around Westfield. So during your time council bi nan leen doon def pour ñun def nañ loolu ñun def nañ all ba ñun dañ demoon ba jënd ay chain di ko def ci streets yi pour def buckets all over dañoo ñëw dok nit ñi dañ ko ñëw dok dañoo dok chain yi dem jaay ko ñun def nañ loolu yëpp pour buckets non luñ def ci bins du jeex fu nekk lañ tasaare bins within the municipality waaye lii problème bi mooy dañ koo sàcca te mënuñ ci dara loolu tax ñu gis ne it wasn't sustainable ñu seet ñan lañ koo jox at the markets and other areas climat market bi moom amul luñ defut pour mu clean and we caught that situation. If you talked about the Bakote Dom side amul luñ defut. If at all I have a failure, one failure to talk about is the Dom side, because I've done everything possible within my means to make that possible, because engage na private partners, engage na everybody, ñeneen ñi dama leen di yóbbu up to the presidency level in order the new promise big and at the latter end they will fail us. Ñun dem nañ ba fecca naa foofu sax one of the project be guy ñëw ba I even dance at that place. I said now everything is successful, everything baax na ñëpp ñu dëkkee woon around within that so can bear me witness. ñoom ki seen boppa they were there. ñoom ñëpp gis nañ wax nañu jéene nañ picture bi sketch bi gars yi war a defar yëpp naka la foofu war a mel yëpp def nañ ko ba wan ne sax dangaa ñëw romba foofu noonu doo xam ne sa Dom side la def nañ loolu yëpp but ñu ne man proposes and God decides. Maybe happens one time. If the mayor is doing that, I congratulate him. Yeah, for doing a good job, because that place definitely man foofu dama fa daan demal suma boppa when ànduma kenn I just leave myself to go and stand there sympathizing ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee boor boobu xam li ñoo sofa yeah dama daan def loolu dama daan drive suma moto ba foofu taxaw just taxaw di seet environment mu nekk lu ma metti ci xol mënuma ci dara. That was it. Loolu la woon rek so suma failure a failure of my era is the Dom side. am na ñu nekk di wax ne council bi boo ko xoolee corruption dafa bari torop parce que soo xoolee juuti maan yi ñoom ngay yeneen saa yi dañ dee duplicate li nga xam ne moom mooy juuti bi yow wala tamit soo ñëwee si council bi dangaa fekk nit ñi nga xamante ne nii dañoo manipulate available resources ba nga xamante ne nii corruption bi was everywhere. What is your take on that? You see when people talk about corruption corruption dafa bari façon de xam nga moom nit ci mun naa corrupt sax te fekk du mani nit yi ci liggéeyam sax mun na faa corrupt te fekk ne xaalis mu du xaalis fa jaar so corruption moom dafa bari dafa waaye ñun try nañ luñ mun amul lu that was the reason why I made council
man maa ko génne in council. There is no worker who start with grade 1, 2 or 3. You start with grade 4. I said that. You start maybe so started with grade 4. ba pare ñi nga xam ne ñu ngi ci revenue earning units yi there are a lot of incentives yoo xam ne dama leen ko créatal pour lii rek su ko defee ñu mun a cop you know loolu waaye pour nga mun a like somebody who goes outside yow yaa ngi si biir kër bi like me as the mayor teg na what they call an inspectorate unit. The guy they gonna change tour be now to I don't know what again. That inspectorate unit, I gave them all the powers to say even the mayor's office can be inspected. I gave them everything. You are the most powerful unit within the council. Mun ngeen a dem to any worker koo xam ne revenue anala o nga stop ko nga seet ñaata la collect a day. I've done that in order loolu yëpp pour naka la ñoo try pour reduce whatever people call as corruption, because moom soo ne corruption the people think about money, you know. Even coming to work soo saatee liggéey bi nga war a wàcc 3 nga war a wàcc 4 nga dem wàcc 1 o'clock loolu tamit is part of corruption, because it's not your sweat that we are coming to pay you. And so we are there and we were paid. You know, life is part of it. So corruption, for me, kanga womla. You know, so how man kuneka kunyore denga try punga try set nga game pour stop ko. Why do easy? Because individual we more njeka honest to him or herself. Ci liggéeyam moo war a nekk nit koo xam ne dafa war a njëkk a gis liggéey ji gis nit ñi den balaa moo gis boppam, because moom is paid by the taxpayers. ñi seen xaalis bi ñoo collecte moom lañ laa fay yow nag soo àggalewut xaalis boobu noonu loolu tax muy nekk problème pour council si. That's the truth. That's the truth. Loolu mooy dëgg. am na ñu nekk di wax ne yow boo fa nekkee woon mais yow nekkuloo woon di fa def dara lu jël xaalis si council bi li parti ndaxte yow parti rek ngay def. man parti dama dee parti. loolu la ngay wax de. waaw su dee dama parti tamit it's good pour ma parti waaye man nii xamuñ ma pour dem club also man I don't go to clubs te fu xaalis nekk du ma si dee involve too much. They know about that. ban fu xaalis nekk ku nekk dama la jox sa responsibility fi nga war a jaar pour liggéey. ban fu xaalis nekk even up to man nekkee right now nii fu xaalis nekk am not part of it. So su fekkee ñu ne parti laay def lan mooy parti, because suñ ne parti laay def gowuma ne suma functions as the national mobilizer of the APRC parti yooyu noonu ne man maa koo def loolu is not council money. loolu mos da nekk council money. You know, that's one thing I love of Yaya Jammeh. When he's doing something, he give it to you people to do it. He don't ask people to get to KMC's coffers or to bring it, because nobody, that's how they thought in the KMC. No la KMC will of Ajilalis. We have the best system in the whole municipal councils in this country. We train staff. Then they train staff. All the municipalities within this country, swing staff you have a neck and train, send accountant, you swing staff like. Some of them send CEO is a swing staff like. So then one day there was something. You know, we are the pace setters. We lead and others follows. That's how KMC was. Amu ben municipality in this country kunu mënoon challenge onto our operations, even our finances, the way we operate through our we are accountable to everything. Be pare dañ ko dama ko daan wax ne ko bëgg nga ñëw loo bëgg laajte nga ñëw to council nga ñëw laajte ko, because everything is mu fa plain ñoo ko computerized ñoo def everything. Swing system bi you cannot cheat it. Mënut a possible su ne joloñ ci box bi moom jeena you finish. So man mënuma woon a understand.
you can talk about ne party, yeah. Anyway, léegi nag naa organise al council. Waaw comme suñu amee occasions like tomorrow is May Day. Of course. At first council start doing it waaye ba ci kanam ñu stop ñu am suñ xawma credit union boo xam ne moom moo dee doxal programmes yooyu noonu not even council ñooy jëndal seen tracksuits ñooy jëndal seen everything xëy na council dina leen subsidize something waaye the chunk of the money dafa jógee ko from this thing loolu yëpp am fa loolu noonu you to motivate your staff duñ war a nekk mu mel ni concrete la déedéet council dafa war a look lively and I believe in that I believe in peace. I believe in no stress at work. Wow, I believe in that does not mean duñ jël cognizance of people's money ne moom la ñu liggéeyal. No, man, I don't believe in that. I have a humble life. Man, you want to see me, you come and see me. You want to see me at my house, you come and see me. I have a humble life. te su ma génnee tamit doo ma gis ne maa nga ne di param di fi nii non damaa sol suma jean sol suma tiisaat toog ci mbedd mi soo ma bëggee gis nga ñëw tali ne ci kaw tali bi di mu fa fekka maa ngi naan suma ataay ak ndongo yi. loolu am na solo trop yéen a ko déggee si moom waaye ki nga xam ne nag moom mooy Laye Conte moom amoon nañu ak moom interview Mr Diouf amoon naa moom interview si ñoxo baay suu waaye moom nag dafa wax ne benn si problème yi lu tax mu jotee Jammeh bañ ko génnee si council bi moo nekk ne gars yi dañ ko doon ask pour mu fond APRC maanaam pour mu génnee xaalis si council bi parti bi. What is your take on that? I cannot say anything about that because man yëguma ko. So yow since boo nekkee mayor musuloo génne xaalis from KMC nga fond APRC. I've never done that. li ma xam ne naa ko dee def mooy ne KMC daal duñ dem fenn a citizen of KM doo dem fenn nga soona waaw loolu moo xam naa dama ko dee def waaw KMC moom fu KM jóg pour dem dama dee make sure ne they look the best among the regions waaw loolu moom dama ko dee def loolu dama ko nuba sax dama ko dee def dama dee make sure ne KMC look the best su ñoo lekk tamit they eat the best food understand nga KM fu ma leen yónni fu ma yónni a team from KM that's how I behave with them waaye ne laay ne problème bi mu ama Jammeh mooy ne daf ko ne mu fond the APRC and the like I cannot say anything about that because then Laye was my boss. If that was happening, but I will never know about that. Man moom na xam loolu ndax loolu lañ jotee nga jotee wuñ loolu I don't know lim jotee Jammeh sax I don't even know. I don't know honestly. loolu mënuma ko wax xam naa ne he's a good man loolu I can say it te xam naa ne dafa am système boo xam ne moo ko def KMC that système ku ko fulo ñun ñëpp système am boobu lañ fulo loolu tax KMC ñu nekkoon the lead. Definitely, he has done a lot in the municipality. loolu moo ko dee man dama dee añaanee nit ci jëf-jëfam te lim def lu baax lim def so loolu la woon rek so. loolu leer na ba noppi nga nekk nag si council bi yàgga fa ñu bëggoon ne nga wax ñu yan challenges nga face. du jeex xam nga municipal work dafa different from the central government because nit ñi seen yaakaar ci yéen la. Because you people we are closer to the grassroots than the central government. So there are challenges in du jeex nga xalaat nga ñoo gis a municipality boo xam ne it's not well planned. soo duggee ci nawet you have a problem soo ñëwee ci North Saya you have a problem. There are so many problems yoo xam ne mu ngi within the municipality. KMC dafa difficult because of li fi dëkk la ci nit. KMC is hosting about the quarter of the Gambian population. Fii KMC ñi fi dëkk
foreigners si nga xam ne ñoo dëkk ci Gambie yëpp 90% are living in KM so di nga gis the population of KM dafa rëy lu municipality bu ndaw every day liy jógee ko West Coast region pour ñëw KMC ut si seen survival ñu tilimal fi dem du jeex other municipality yi nga xam ne dañ ñoo dëkk si fii duñ jeex even Banjul ñii ñëw fii duñ jeex so that shows you ne KMC is a very important municipality ba pare moom la foofu la nit ñi dee gën a ñëw than any municipality in this country so there are a lot of challenges yoo xam ne ñu ngi fa so mu ngi mel ni lu ñu am du ñu doy mënut a possible mu doy ñu because dañ si booleyaale nit ñoo xam ne bokkuñ ci so of course there are a lot of challenges yoo xam ne mu ngi fa loo xam ne nit daf ko war a encounter even I know the present mayor is suffering the same thing. So how was life after mayor? Nice, very nice. léegi kenn sonalatuma di nga xam ne su nawetaan damaa génn ci biti dinaa génn ci biti nañ ma ku flotte sax ñu ma daw dem léegi amatuma loolu dama dee ne suy taw dama dee nelaw di xanoot xanaa suma nii ba si suñu amee leen jaal ma dem waaw waaye man our life after mayor I like it because I was like this before I became a mayor te man bi ma nekkee mayor tamit dindiwuma leneen loo xam ne moom laa woon before ma nekk ko so pour ma delluwaat fi ma nekkoon was not even difficult for me it looks the same xanaa leen rek la I'm not in office maa ngi suma kër télévision baa ngi nii ma jàkkaarloo moom naa seetaan film naa seetaan news naa seetaan football that's all very cool maa ngi noppaleku di nelaw bu baax sax so less problems life after mayor is cool with me very nice I'm very happy right now. loolu am na solo trop mbokk yi ba tey di leen fàttali yéen a ngi seetaan seen Tambambalu show ñu toog fii ki nga xamante ne ni moom nag mayor la woon foofu sa KMC dégg ngeen lu mu wax lépp li nga xam ne moo ëmb biir KMC yéen ñi nga xamante ne ni yéen a ngi doon laam-laamee di laajte moom mooy lan moom si nii moom si nele leeral na ko ba mu leer nañ léegi nag ñu dem nag si li nga xam ne moom mooy APRC as a party kañ nga join APRC. ñoo ko foom man joinuma de I was part of the founders. Joinuma APRC. Even our own place where I was part of the founders, mu emanated from us. I was part of the grassroots. I was part of the first structure of the party. So APRC joinuma ko ñoo ko foom. yéen a dégg loolu mu ne APRC joinut ko ñoom ñoo ko foom kon nag kuy wax si APRC dara dawal ñëw si moom ndax mun laa leeralal ndaxte si bopp bi la bokka loolu am na solo trop ñu bëri di wax ne APRC nekk na parti boo xamante ne ni si mbex rek si fi foyantu rek la gaay di yëngatu. foyantu rek APRC transform this country ki lu mel tey APRC anything loo gis fii mu baax loo gis mu ñëw is APRC. Maybe yéen xaleel ngeen maybe before 1994 you people xamuleen lu xew before 1992 dama laa woon ne school si nekk fii di former government defu fi benn school benn secondary school bilu ko fi no high school amul benn high school bu mu bil fii Nusrat Mission School la Muslim Mission School la Gambia High School Mission School la Senegal Mission School la Amite nga xam ne mooy government school te loolu was built in 1927 ñaari lopitaan lañ amoon mooy RVTH and Basse Bansang Hospital loolu rek lañ fi amoon tali di Kombo Coastal Road ñi fa dëkkoon yëpp sooy liggéey da ngaa ñëw dëkk si da ngaa ñëw luwaas si Kombo fii nii otherwise da ngaa ñàkk sa liggéey ñoo ubbi tali West Coast ñoo leen ubbi pour seen land premium ñu def ko mu gën a mu gaay gën a nekk borom xaalis bu ko dañ laa may kër foofu noonu sax nga siide pour jël ko
now dama nga ñaan kër nga seet now kër gu nekk is over value is at a high living rate, so you can see what how APRC ba pare ñoo isi courant every corner of this country. Even the project this government is claiming right now is loolu suñ second phase bi la, so provinces bi loo fa gis ki courant ñun ñoo ko fa def. Lamine-Koto Passamas is APRC. The bridge is APRC because bridge bi man maa def mobilisation bi ñoo teg lifin bi naka tuwaati xeer yi. The phone bi ci boppam sax it was yëpp APRC ñoo ko ut teg ko, so loo xam ne rek baax na in this country is APRC. Youth like today youths they will tell you ne la xëj na ABC and no billahi bi ñoo nekk fii Gambia was a stone age. The airport soo demoon ci airport yi Gambia bi dangaa feebar loo fi gis ci courant ñoo ko fi def, ñoo improve lighting, ñoo improve the life. Even this digital thing that you people are doing right now is APRC. Everything this social media bi ñu daaneel sax is APRC ñoo ko fi def. fii loo fi baax anything loo gis mu baax ñun ñoo ko fi def. Anything even the conference center bi ñoo wax li ko dilee mooy dañ njëkk a ñëw ak lifin bi mu ceeñ ko jaay moo ko ceeñ ne bëggut loolu bu ko dafa bëgg mu nekk a center boo xam ne every part of the world mun nañoo ñëw fii for a conference. moom moo change design bi def a better design balaa yi fii di ñëw balaa ñëw teg stone bi moom mu jeexal yàlla jeexal time am Adama Barrow ñëw teg Lady Foundation waaye dafa fekk ñun acquire nañ xaalis bi from the Chinese already. So loolu noonu anything Yaya Jammeh is a progressive leader who believes in quality for this country and who believes in Gambians. So do you see the University of the Gambia bi mu ko commencé wat nit ñi liñ waxoon mooy ne du possible. This university, in fact, the university is going down because amul lum fa defut amul lum try pour university. Look at the trained doctors, Gambian trained doctors. It's him. It's nobody. It's him. Before mu dem dafa am ñoo xam ne dañ leen seen over I think about 3 suma fàttewul di figure 150 or 300 youths yoo xam ne dañ leen génnee fii pour ñu dem jànga in different fields ñoo yëpp qualify ne they are here. They are already in the Gambia. So anything that you see nice in this country is Yaya Jammeh and APRC. Anything that you see nice in this country is Yaya Jammeh and APRC. Waaye da nga wax nag lu ma jaaxal nga ne even digital things ñoo def ni is APRC. How is it APRC? Yeah, because ñoo ko fi ici. The government ñun fuñ tegee over they were not prepared to enlighten Gambians. That was the reason ñu isi television bi ñu isi everything. Because an enlightened population, that's what Yaya Jammeh believe in. An enlightened population make a progressive country. Ba pare sax schools mu def ko to the doorstep of every guy, every corner of this country. Ba pare stop that urban migration ba daan happen. Pour nit ñi ñuy ñëw di ut fuñ dëkka fii jógee ko ci province ñoo ut pour dëkka fu ñoo dëkka fii to go to school. Loolu yëpp daf ko stop because dafa build more high schools, so many schools in every corner part of this country mu bilal leen schools all over mu make sure ne health facility jege na leen ñoom ñëpp because léegi moto bi ambulance you can stop at Farafenni, can stop at Bansak, can stop at Basse, can stop at Kanela fii naka tuwaate Buyam, can stop even at Brikama. Even Brikama is a hospital. Dañ ko upgrade to a hospital. In fact, planning to build a very beautiful hospital. That's how the man is. loolu am na solo trop moom nag lu mu nekk di wax ci APRC yéen a ko dégg xam naa ñu bëri ñi nga xamante ne ni xamuñ ko woon nag war nañ koo xam léegi ñu toog ak moom fii nag waxtaan bi am solo trop ñu bëgg a rek xam right now currently kan moo nekk flag bi yaro APRC bi. We are not to that level yet. No.
We are not to that level yet. Xam nga politics, people, you see, we went to Congress. We've made our resolutions. We put it public to everybody to hear. Te ñëpp dégg nañ li ñu wax. That's it. Can you take us back rek nga wax ñu? No, the resolutions were there. You can go to the net, you can see it. Waaye dama la woon rek la ñu. ñoo xam ne ñu ngi ñoo seetaan right now ñoo xamuñ ko woon. We are not ready. We are not disclosing any flag bearer at this point in time. Even when Yaya Jammeh was here, Yaya Jammeh was not named after the election. You named ko as our flag bearer. They did. Ñun dañ dee am Congress for that. APRC party is a democratic party. Parti la parti boo xam ne nañ balaa ñoo def dara dañoo toog as a team. ñu ne diw la. ñu ne diw la and it's the man. And li pour li ngeen ñoo drive at whether it's Yaya Jammeh, yes, Yaya Jammeh ñun mooy suñ parti leader. And we can look at them, look at the connections. Look at the connections. Nga seet the connections. Nga put them together. Di nga xam ne ñii they are not interested to know anything. There were so many attacks. So many attacks in Hell Gambia. Coup attempt, like nga gis a coupis. You def ko part of the investigation team. What is that man is going to investigate? Could them joke ne dafa topple a government? That government moom mooy tugaat naan moom laa investigate. Nga foog ne loolu dëgg dina ci ma am. No way. Loolu amut fen ci àddina. Amul fen ci àddina. Amul fen ci àddina. Nga check carton attaque am na fii. Ay soldat ñoo dee. Ay nit a ekkati fetel fekk leen rey leen. Farafeñe attaque am na fi ay soldat ñoo dee am na ñu jël fetel. Those things are not to be discussed, and are they not part of the TRRC? Or the TRRC is only for Yaya Jammeh? And even so ñëwee sa the questioning they want to put you to say Yaya Jammeh did this, and they don't have it still. Lu ñoo wax yëpp is hearsay. Moom ma wax ne the man is a decent man, honest Mohamed. The man is a decent man, noonu la ko waxee fan yële passé ñu gis ki nga xam ne moom mooy Sana Sabally ñëw si TRRC bi naka nga gisee testify. What moom la andi rek complot la rek. Sana has some connection with them. If you go to the net also you'll see it. People are talking about it. You can put the dots together and they are showing who Sana is and what brought in Sana and the connection he has with some of the commission members. Because I know little about Sana. I know little about Sana. I'm not partly Sumagorola. I know about that. Why mo Hamuma? Why lima wax rek moy ne so putee the doors li nga xam ne Sana with all lim def waaye moom moo wax ne moom the commander to say kill, they kill him. And ñi moo rey noonu su fekkee ne sax moom it toog na bene ñoom Alaaji Martin lañ ko tooco also fair and square loolu laa foog de mbili military la ñun civilians we have a little to say about it, but su fekkee ne yow am na ñu def some problems añu nga ne leen rey leen ba pare nga ne yaa initié di killing sax yow nga ñoo am problème maybe comme ni mu ko waxee ne noonu lañ ko toocee ñu toocee ko noonu so sa biir wax nga ne Sana parle sa goro la goro si kenn ci jabaram first wife am waaw first wife am yaa moom yéen a related. waaw we are related. loolu am na solo trop dégg neen fi tamit li nga xam ne moom mooy. Papa la ma ooyee. Papa la ma ooyee. daat la ma dee ooyee waaw. it's true. loolu am na solo trop dégg neen fi tamit ab xëccoo bu ndaw si wàllu leadership diggante kii nga xam ne moom mooy Fabakary Tombong ak Emy Bah loolu naka la ñëwee. dase foogoon ko loolu jeex na di. waaw naka la ñëwee parce que ñu bëri see am ñaaw jot. non amul ñaaw jot bu ci amul ñun we don't discuss that again.
We cannot discuss that again. That is over. We cannot discuss that. Lolu is over. Lolu amute cho bu fa nekka. Always dañ dee wax ne rek the truth last. So the truth more last. That's all. We are not talking about that. We are talking about how to take this country again. That's what we are thinking about. We're not about leadership. You see, APRC, we don't believe in leadership. The leadership key, the HO leadership, no. Kuko HO rek kuko do APRC. Kuko dafa buga no pour seet naka la muna yëngalee parti bi. Te parti bi pour nga yëngal ko dina metti de. Yow nga ne APRC gisuleen leadership maanaam yéen a ngi xool ni ngeen a jëlatee dëkk bi waaye it am na ñu nekk di wax ne APRC leadership rek la gaay bugga tey jiite rek leen bugga parce que boo xoolee presidential election buñ déclaré winner bi at the end of the day ñu bëri ngee wax ne resources is not fair ñii ne lii ñii ne ba Jammeh toogoon wax ne ñu bëri demand ne neen defaat re-election so naka nga mun a waxee ne man fii laa dee meree jolol si Gambia Jammeh déclaré élection bi dafa déclaré ne d'accord na ne win nañ ko loolu la déclaré mu am ku ñëw ne dafa mistake di IEC di referee came back to see ne dafa mistake nit ñi xalaatuñ waxuñ kooku de ñuy wax Jammeh moom moo taxaw ne dafa mistake from 50,000 nga ne plus moo nekkal léegi nga ne 18,000 how about other regions that the same mistake happen fa lu tax Jammeh mënut a wax ne ci loi war na ne am na doole pour mu appeal the case to the Supreme Court ni ki def problème waxuñ ko Gambia this history in this country ne two results are announced at the same time loolu is in fact even during PPP time nga xam ne the Minister of Local Government moo on the returning officer sax musuta am it had never happened mu ngi doog a am te kii admit na ne ci kanam mi ñëpp mu ne d'accord na results yéen doo leen di wax ki def problème yi Gambia bi fii ngeen ko push to Jammeh what has Jammeh done? Jammeh is a citizen has right to appeal through the laws of the country and law baa ko wax na ko mun naa dem to the Supreme Court yow yaa déclaré ne rawee nañ ko lii of which ñun ñu ko dispute ba léegi ne it's not true ñun winuñ ñu man maa def suma mobile ba léegi man man still now man xam naa ne winuñ ñu waaye yàlla lu mu tudda rek dinañ ko nangu because Gambia lañ am ñun fii lañ am ñun we don't have any other place loo tax ñëpp dem nañ yaa ko ku léegi toog man fii rek laa am I don't have anywhere fii rek laa am fii laa gum nit yi fii laa gum that's my belief man loolu laa gum ok amul luñ ma traité nit during the time of the impasse dañ laa rey na time bi la ñoo ñëw am na ñeneen ñu ma text naan ma 8 o'clock we are coming for you nañ la rey waaye leen alhamdulillah suma dee dinaa kontaan waaye nobody call gis ma kenn I don't see anybody because man du ma tapet man kenn du ma dee xooxatal du ma tapet moom du tapet yéen a ko déggandoor si làmmiñam comme nu mu ko waxee rek waaye it ban la Jammeh toogoon ñu bëree ngee wax ne da ngeen ragal waa ECOWAS ak ñeneen moo tax ngeen give up lan moo tax ngeen give up Gambia yaa Jammeh dafa give up for the country for the people of this country waaye Jammeh dem na ba jógee koo fii ECOWAS dugguñ ECOWAS time mu suñ duggee fii wax ma ne du de waaye du baax pour Gambia it was not going to be good for the Gambia mun na ñëw ëpp doole waaye suñ reyee ñaar ci Gambia suñ reyee fii 1000 people dinañ rey ñaar ci ñoom loolu ban interest la amal Jammeh amalu ko benn interest Gambia la Jammeh gis te wax na ne bëggut benn doomi Gambia sofa du that's the reason why mu dem te red carpet la demee he went to the airport he was given the national anthem mu nuyu nit ñi tàggatoo ñoom équipe flight bi ne bye bye Gambia and he travels out pour ECOWAS ñoom ñoo la gën a xam ne biñ ñëwee sa ñoom xam nañ ne bu fi Jammeh toogoon ne du dem ñoom xam nañ what was going to happen that was not going to be good for any Gambian ba pare doo liggéey Gambia bi ba mu rafet nga
ñëw taxawaat foofu noonu tamit jël màcc jël kérosine au essence tuur fa essence ba pare taalaat ko kenn du def loolu nit ku baax du def loolu and that was the reason why Jammeh left with sarta yu óor yuñ teg of which they are flouting right now sarta yu correct yoo xam ne moom lañ teg moom ak di ECOWAS waaye du woon dafa ragal ECOWAS de ragalu leen Jammeh would have rather take ne ñu rey ko mu dee better than he's not a coward. So depuis bu mu demee ba tey da ngeen di communicate wala. Oh yes, why not? Dootu ñu communicate ak moom. He's my leader. He's your leader indeed. waaye am na benn audio bu leak ci biir audio boobu noonu ñu ngi dégg yaa ngi doon jaajëfal Jammeh si xaalis bi nga xam ne joxoon na la ko. ba pare yaa ngi waxoon ne it was so beneficial to you. How? Me, because I use it to make sure that APRC comes back. Was that money given to you purposely pour nga dekkali parti? No. Daf ma ko may pour suma bopp la pour man daf ma ko may man Jammeh daf ma dee may xaalis waaw su paree mu may ma xaalis ma ne musuma koo ñaan waaye mun na ma daf ma dee may xaalis te foog naa nit ku baax ku nekk te Jammeh dafa believe in care and sharing loolu mooy ngëm-ngëmam ñëpp xam nañ loolu ci moom ci Gambia ne loolu la gëm ne moom lu mu am pare na pour séedoo ko nit ñi loolu la Yaya Jammeh gëm su ma mayee xaalis what is big about that loolu amul pencoo bu fa nekk moo ma xaalis bay koo tànk ne may nga ma xaalis bu ma may far gëlee naa ko waat pour ma try pour parti bi moo suux ma try pour bu mu suux mu jóg taaw ñaari tànkaam ni te loolu laa def. waaye ñu bëree ngeen wax ne xaalis bi xaalis réew mi la moom moomut ko ba di ko may. ku ma xaalis boobu noonu. can you prove that kan moo ko mën a prove ne xaalis du xaalisam ne dem prove it man dem ma may xaalis te xaalis bi yuus naa ko te lekk naa ci xaalis bu baax sax. mu ne lekk naa oh yes bu baax sax man aw ma dara lu ma rus ci loolu dafa mel ni man mi dox ni dajee nit mu ne ma may ko ma ikkati suma xaalis ma am ma may ko. What's the problem about that? Jammeh was here for 20 years. Jammeh was paid. Jammeh mi ngi ko doon fay. So Jammeh mun na ikkati $10,000 may nit. Of course mun naa def loolu. So su ma mayee xaalis ma ne ko déedéet bugguma déedéet du man maay def loolu de man defuma ko man moo may xaalis. yu ne ko déggandoor mu ne moo ko may xaalis ekkati lu em ni si $10,000 may ko moom nag mu ne loolu daf ko jël ekkati dem dugalaat ko si parti bi moom personnel la ko mayoon waaye daf ko dugal si parti bi kon nag yéen a gis lii nii am na solo torop waaye ba tey nag ñuy dégg si ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite parti bi ñu gën a xamee UDP ki ñu gën a xamee si Ousainou Darboe ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi wax ne seen parti bi is the biggest party est-ce que yow gëm nga lii ñoom toog nañ divided into two te am nga li ma am mooy nit ñi people should not even believe in UDP. Why? Because they built the country. When the coalition came, they gave them all the good positions to take. They gave Ousainou Darboe as the foreign minister bu isi xale yëpp ñu ñib si. They all came back. Xale yi demoon baag wee yëpp ñib si nañ moo leen isi. Moo leen isi di he was the foreign minister. Moo doon now di decide. So moom moo leen isi agriculture ale yaa nga ne leen dawal ci dex gi seen noot si jënduñ leen dañoo ñëw private owners si ñooy dugal seen kër yi di jënd seen noot si and so du jee déclare na fii ne Gambia dañoo xiif pour international community help ñu ne ba léegi ñu ngay def 3 meals si so dama ne ici UDP ci boppam moom moo fail Barrow. moo fail the coalition loolu tax Barrow mënut a succeed because all the key positions ñoom ñoo ko téye ñoo ko doon advice so Barrow ñoom ñoo ko fail that means ne Gambia su bés bu ñu jógee UDP Gambia wa ma suux rek am ci de waaye fala ñoo far munuñ cuune lañ UDP suñu wéyee ne ñoom ñooy di biggest party baax na élection a ngee ñëw dinañ ko gis soo seetee naka la UDP because bi Jammeh di def elections coalition bi divide seen vote si nga seet bu Yaya Jammeh
nga seet bu APRC rather not even Yaya Jammeh nga seet bu APRC nga seet UDP ñaata la am ci coalition bi the other rest of the other parties ñaata lañ ci am so moom fan la ñoo claimé ne ñoom ñoo rëy fan la ñoo claim ne ñoom ñoo rëy ñun suñu amee 200 and something thousand ñoom together ñu am 200 and something thousand fan la rëy amee. waaye jamono jooju tamit am na ñuy wax ne APRC dañ di dem Casamance jël nit ñi pour ñu ñëw voter. man I don't believe suñu ne Casamance ñu jël nit ñi voter loolu kon soo dema nga seet population yi foo ñi vote si fa nekk yëpp nga seet ñaata vote sa fa nekk nga ne nañ cancel vote si foo ñi yëpp sax di xool foo ñi because joolaa bu nekk Casamance a jógee ko loolu la ni loolu tribalism la loolu is tout loolu dafa loolu bon la tribalism la and who is who to say who is to the Gambian because li loi bi war dafa set one of your parents must be a Gambian te da nga nekk nga juddu China sa pa nekk Chinese sa yaay nekk Gambian nga juddu China wala nga dem juddu America you still a Gambian yow mi juddu America ba léegi mun ngaa claim sa citizenship as a Gambian so what's the problem about that boobu ban problème moo fa nekk sa baay nekk Gambian sa yaay nekk Chinese mu dem juddoo ji Canada Gambian nga so who is who to disqualify somebody to be a Gambian kan who so ñu ne ni Casamance ñu jógee ko kon ne Casamance de kon mu toj ñu bu Casamance yi ñu incident bi pour ñu sànni karta kon mu toj loolu smear campagne la rek loolu campagne bu demul fen la loolu tax yàlla nekkul seen tool loolu dëgg te gis nga li ma ne si it's not all Mandinkas are Gambians no du digga dafa am ñeneen ñoo xam ne duñ Gambian judduwuñ fii te soose lañ duñ Gambians am Joola yoo xam ne duñ Gambians am Pël yoo xam ne duñ Gambians am Saraxule yoo xam ne duñ Gambians loolu du wax ji proof ko ne Gambian nga ñu jox la Gambian document yoo boo Gambian loolu mooy wax ji waaye nee rek benn tribe nga gis because Fonyi is closer to Casamance so that's the reason why nga naan ñooñu duñ Gambia ana ka soose yi close to Sénégal ana soose yi jógee ko Bissau ñoo Gambia setul fii ñooñu Gambian la so du loolu you see tribe yóbbu kenn fen man suma yaay man suma pajoola la suma yaay ñoominkala kasinkala yaayam soose la santa Sonko am na ñu santa Maane ci suma yaay laa wax ne ñu ñëppang fa ba pare man raka yu ma bokkal di same mother they are all fulas so léegi man fan nga ma teg foo ma teg so tribalism du wax ji loolu yóbbuwut Gambia is too small and we are connected loolu du nit waruta def loolu et propaganda nañ gis suñ boppa as one unit dëkk bi mun a dem ci kanam not about tribe benn tribe jënut benn tribe ñun ñëpp a equal moom Gambia bii nii nga check na who were the founders of this country were they Mandinkas no so di nga gis ne lu bëree fa nekk loo xam ne nit warut a jël lu xëcc ko sa boppa teg ko sa boppa nga taxaw di instigate loo xam ne look at what happens in Rwanda yéen journaliste yi yéen a war a nekk nit ñoo xam ne da ngeen war a njëkk a fight loolu noonu kuy entertain tribalism sax warul leen koo isi sax onto your news or your newspapers or whatever bu leen encourage because Gambia dafa tuuti pour musiba xaw fii xeexi tribe moo gën a métti xeex yi yëpp waaye Gambia fii sax kan ngay xeex because koo si gis rek am na
mbokka ci joola am na mbokka ci pël am na mbokka ci soose am na mbokka ci lu nekk so kan mooy xeex kan soo demee indi Kiyangs di nga fa fekk ñu santa Koli ñooñu pël lañ they call themselves Fulas nga dem beneen side nga gis ko ku maane la séeréer la nga dem beneen side bi mu nekk soose so lu tax ñun ñu war a encourage a thing like that in this peaceful country, small and peaceful country, beautiful, nice to live in. Why should we encourage that? Man, I believe that even the journalists are contributing towards this tribal problem. To me, yeah, because you should not entertain it. Kuko is a world ko entertain. You should be the first people to jump on the person to see ne lolu waruta am because Gambia ñun we are related dañ bokka ken waru fi isi tribal problem. Xam nga xamuñ ñi dañoo war bàyyi ñu fekkee 1981 tuuti foog na xam nañ what war means what crisis mean 1981 ñi ko fekkee laa wax de ñi ko fekkeewut mooy yéen xale yu ndaw yi fekkeewu leen 1981 ku gis 1981 fu ñoo jëlee bunch of people di leen sànni biir pick up Gambians ñu leen a enu di leen sànni ci biir pick up di leen yóbbu di leen sànni dead house ba ñu leen nupp fa ñuy dem di gas ay mass grave areas di suul nit ñi ku gis loolu nga toog fii ni about 1 week nit ñi pour lekka sax pour problème la 1 week la te 81 bi soriwut 81 bi is only 1 week nga mun na 1 week sax nga tappali nit ñi sofee ci dëkk bi pour dem uti something sax it becomes a problem. Why should one try to encourage a thing like that to happen in this country? Even nit war a def that in type of encouragement pour mu xew ci réew mu tuuti mii nga xam ne ñun ñëpp a bokka koo si laal tuuti di nga dem di nga gis ne am na foo leen connecté ida mu nekk sa xarit brodaam o sa xarit système o sa xarit lale o yokki sa bopp sa mbokki yaay la o sa mbokki papa la o sa mbokki nijaay la because nit mun naa nekk sa nijaay boo xoolee benn tribe te moom jabaram kim jur moom sa nijaay wu ki jabar jim taka mun naa possible ne jegewu leen waaye bi ko takkee rek nekk na sa yumpaañ doom bu mu fa jur sa mbokk la loolu am na solo trop loolu mooy firndeel ne Gambie bi yëpp benn leen ndaxte boo laalee kii laal nga këre boo laalee xeet bi nii laal nga sa xeet ndaxte doo si mun a mucca te doo si mun a génne sa boppa ñu ñëw rek bëggoon laa laajte naka nga gisee Adama Barrow ak coalition bi. coalition amatut. coalition amatut déedéet amatut loolu tas na. lu tax nga wax ne coalition tas. amut di kan moo nekk ci coalition bi léegi dégg naa gars yi oote woon nañ meeting fii waaye seen meeting bi demut. boobu man ñu ngi ontoo dégg naa oote nañ bi waaye meeting bi demut foog naa fiw nit a ko atte ñeneen ñi bokkuñ coalition amut. am na ñu nekk di wax ne ñu ne APRC den bugg a sos coalition ak Adama Barrow. yàlla nit ñi moom nañ wax rek loolu UDP ñoo ko dee wax du bu leen wax ne am na. ñoo ko dee wax UDP rek ñoom ñooy di negative of this. That's how I describe them. Anything progressive for this country ñoom ñoo ko bëggut is UDP ñoom ñoo dee wax loolu all this false information circulation bi ngeen a dégg yëpp ñoom la all pour ma nekk njiit pour ma nekk ci kanam for what loolu du wax ci loolu du wax ne ñun dañ bëgg a nekk coalition ñun ay parti te ñun dañ wane ñun we are an opposition with a difference ñun nekkuñ opposition boo xam ne duñ dialogue ak kenn ñun loolu lañ gëm suñu président bi ooyee nañu dialogue ak moom dinañ ko uyu dee bi moo jógee ko Basse di ñëw dee biñ dajee Basse ñun dañ doon ñib si ñun we are coming back mu am programme sabi ñun ñu ngee jógee ko Basse Ndeng foofu la suñ délégation yi ñu bari nekk foofu lañ defoon foofu lañ doon jógee ko pour ñib si ci Johnson yi Mansa Jang bi foofu lañ dajee ak moom ñun dañ waroon a dem they stopped us ne president is about coming ñu jox ko that due of the president of this republic suñ président la ñun ñëpp ñu taxaw mu ñëw mu wàcce ci motom bi of course ñu meet ko as leaders of our party ñu meet ko nëbbuwuñ ko it was transparent ñun ñëpp a taxaw wax ak moom ona sanga mu appreciate of what was going on
ñu appreciate what he has done waaye bi ñu fa jógee ko ñu ne millions la ñu jox ñu ne ma moo sponsor ñu suñ too bi sax allahu akbar ñoom nañ kon di because àddina dafa jeex àddina bi dafa jeex àddina bi dafa jeex comme nu mu ko waxee ñu ngi interview woon ki nga xam ne moom mooy Almami Fanding Tall moom nag si biir interview am mu ngi waxoon ne parti Mai Fatty bi ak ki nga xam ne moom mooy Henry Gomez one man party la naka nga gisee loolu. moom ñooñu ñoo ko war a ansa man du ma wax loolu. lan naka nga gisee parti yooyu in particular parti Mai Fatty ak. parti lañ because xam naa ne doo register a party te amuloo nit at every part of this country so parti lañ. parti lañ loolu am na solo trop ñu bëggoon rek nga wax ñu seen too bi naka lam fa demee woon. Successful, very nice, very successful. Musuma am a difficult tour like this other one. Every time Yaya Jammeh nekkee fii. It was a difficult tour though, but very successful. We are all happy. The leadership of the APRC are happy. The people we met also, we are very happy. ñoom ñëpp a ngi kontaan. And our name APRC remains APRC, even in the provinces. We are happy. Their name APRC remains APRC and they are very happy loolu am na solo torop moom mi nga xamante ne nii nag moom mooy Yankuba Colley moom laa fi toogal tey si Tambambalu spécial waxtaan ak moom lu bëri allegations yu bëri yi nga xamante ne nii mu ngi doon teg seen boppay xam naa tey leer na nañ ndaxte leeral na ko ni midi leeral na ko ba nga xamante ne nii nit ñi dinañ si mun a jàngee lu bëri mu nekk lu am solo ñu ñëw nag si li nga xam ne moom mooy suñu defante segment bi Tambambalu show nag dañuy faral fii di future ki nga xamante ne nii képp saay bu fi toogee di ngeen jàngee si moom lu bëri magi dinañ jàngee si moom ndaw yi dinañ jàngee si moom ñu bëri daal ñuy seetaan vidéo bi dinañ jàngee si moom ñu ñëw nag si suñu defante segment bi Mr Yankuba lii nag waaw bii mooy defante segment bi. waaw mooy la nag. defante segment bi loo am rek dugal si box. lu ma am rek def fii. waaw man dinaa si def waaye du génn de. moom dina si def waaye du génn moom nag dafa mel ni nit sutura la dafa dawale sutura. not even that. mu ne not even that xam nga rek. not even that. What I want to say is man I will give naa leen encourage because you are youthful seen carrière nag is noble na ngeen si liggéey nit nag loo fulalal sa bopp rek yàlla fulalal la ko. waaw nekk amul leneen loo xam ne dafa war a tax nga discourage what you are doing ci job booy tamit soo jiitalee xaalis you not make it waaw looy def rek soo si jiitalee xaalis even dama naa ne man mi dugga in politics man jiitaluma woon xaalis when I was entering man position si ma acquire yëpp in politics daf ma fekka musuma ko ut ABC and no bi ma dem as biñ ma taana njëkkaat to become the mobilizer of Serekunda East utuma ko nii ñoo ma ne yaa ko nekk ma nekk ko bi ma nekk councilor nii yaa ne dangaa nekk councilor ma nekk ko nii yaa ma ne dangaa nekk député mayor ma nekk député mayor nitama taana def ma acting mayor ma nekk acting mayor bi time bi jotee tamit nit ñi ñoo farlu ne ma applyal ñu support la ma apply ñu support ma suma second time bi tamit loolu tam man amoon benn oppose at the party level party bi yëpp ne it's you that we want you to come for another time ma ñëw ma second time and I announced to everybody ne leen this is going to be my last time maa ngi ko defee at the monument foofu laa ko defee ak yoon si so dama laa woon rek ne lu nekk rek anything that li nga def rek danga fi war a put fayda fulal ko jiital yàlla meeg soo ne lii nga nama lii nga bëgg a nekk yàlla dina la ko jox ci nekk te journalism is definitely a noble profession yes I like it loolu dafa musuma leen a daw loolu tax mënu su ñoo daw loolu am na solo trop comme nu mu ko waxee rek nit ki looy def rek lu tax doo ñu dee daw xam nga lu ma dee daw it's either or you promoted me because even if I say nonsense they write it dama ne benn news laaj ma why
all the time suñu interview la nga ubbi ma ne waaw because two things la you write something loo xam ne it's not true you put my head on it and everybody will buy it and dañ ko def ci kër yi yëpp and that will bring my popularity again. If I reply the same thing la suma buuxa bi dafa demand everywhere and the people ndax li ma wax ndax ñeneen nañ ko accepté waaye nañ gis suma bët yi nañ gis suma kanam ji lum ñaaw ñaaw dinañ ko gis kon alhamdulillah so yo why should I run away from the journalist? I will not because you not kill me te soo waaye lu ma wax soo ko waxut dinaa delluwaat ne la yow lii man waxuma la woon lii waxuloo dëgg mun naa ootaa beneen su fekkee yow nanguwuloo ñoo ma oo beneen journaliste bu ñoo ma wax ko fa su ko defee ñu commencé xëccoo waaye man I don't believe in all those things so li ma believe in rek ne yéen ay xaleel ngeen dafa am loo leen bokk ci seen xol there are so many professions ngeen bàyyi yooyu ngeen ne li ngeen a jël soo ko jëlee tudda la soo ko jëlee danga si war a def fulla bu mut sëkk loolu nag apprécié naa ko bu baax teyit fulla ju mut sëkk leen see def duñ si daw benn yoon duñ si taay te duñ si xaaddi teyit ba teyit dañ koy faral di wax rek lu bëri la ñuy jànkuwanteel ñu bëri la ñuy tamponganteel waaye ba tey dañuy daanu jug demaat rek waaye duñ mus a xaaddi ba teyit bala maa tëj waxtaan bi am na ñoo xam ne dama dee faral ñuy dégg di gaay di wax bala ma doon ñëw sax laata pour am ak yow waxtaan bi bu ma leen waxee Yankuba Colley rek ñu ne xay yow ko nga xamante ne womanizer la nan nga am si ñu la dee wax. They can see it di nit moom rawuloo pour nit criticize la waaw because man job bi maa def as a national mobilizer I need to relate myself to everybody I should look myself down to earth when I have a beautiful wife that I love so much okay so man luñ ma munti wax man duma faalewu ma benn jigéen daaw suma jabar so mu dégg bi kan nit moom su la bëggee crack down lu nekk suy ut yoon bu nekk daf ko ut rek ni mu ko mën a utee pour joxe la ko waaye man ku ma xam man Alhaji Yankuba Colley ku ma xam non man bokkuma ci yooyu noonu. moom bokkut ci yooyu moom Alhaji Yankuba Colley ku ko xam moom bokkut ci yooyu loolu am na solo trop mbokk yi Tambambalu show spécial leen loon tey toog fee ki nga xam ne nag moom mooy uyoo si Alhaji Yankuba Colley comme nu mu ko waxee rek loolu mu nekk lu am solo duñ def dara rek lu dul bàyyi ko mu tàggatoo su ko defee ñu mën a ñëw tàggatoo si programme bi. waaw xam nga li ma suma tàggatoo bi mu ne am nga njiit doo bañ dara. nit ku nekk mun naa ñëw ak waxam mun naa ñëw ak lu nekk nit mun na la koo wax mun na la criticize su munut boor bi dina ñëwee ci beneen boor bi pour seet naka la ñoo wàññee sa spirit man nag man amee leader boo xam ne xëjoo naa ñëpp ku ma saaga loolu du ma saagee ku ma xas du ma xaste ku ma wax loo xam ne tamit du suma jikko pare naa koo jël ak yow amu benn problème waaw waaye di fàttali ñëpp ne dundin bi mun naa neex tey waaye na xari ëllëg ba pare di wax ñëpp tamit ne yàlla kenn la te mu ñoo xool ñun ku ci nekk soo sosalee nit xamal ne di nga dee te li nga ko sosal fekk baalalu la di nga digaalee moom yomal kiyaam so loolu la man this why I live a humble life su ma nekkee comme ni ko gars yi ñeneen ñi dee waxee kon du ma allow kenn suma kër I will not allow anybody to come to my here du ma nangu kenn xam ma dama tëju comme like other people because man believe ma big man ship understand nga du ma nangu kenn xam ma dama toog suma side du ma nangu complain to talk to anybody I'll be myself waaye I'm happy the way I'm living maa ngi kontaan tamit ni ma yàlla bindee maa ngi kontaan tamit du ma joo nit ona saaga lu ma wax dama ko wax plein te lu ma wax dama ko wax ne loolu mooy dëgg waaw du ma ju jaaj lu nekk lañ maa utee nag man xam naa ne man fu nekk lañ maa utee waaye maa ngi fi waaw maa ngi wax ñëpp maa ngi gërëm ñu maa seetaan tamit ñi ma bëgga ñi ma bëggut ñëpp laa ci emale maa ngi leen a seetaan ñi ma bëggut sax xam naa ne su ma waxee ñeneen ñi dinañ ciip waaye wax leen ne man nag
loolu yóbbuwuma nañ nekk Gambie lañ gis Gambie mooy suñu réew ñun fii lañ xamuñ feneen luy yóbbu Gambie bi xalaat bu ndaw bu ma ci am rek nañ jël loolu lu baax liñ foog ne moo baax ci suma waxtaan ñu jël loolu lu ci bon ñu jël sànni ko fële waaw man loolu mooy suma advice to everybody ante maa ngi gërëm ñëpp képp koo xam ne moom maa seetaan di si Yankuba Colley. Aliou Sané waaw. looy mën a wax si Yankuba. Yankuba kay moom ak moom mbiram moom kenn mënu ko nettal ba jee ndigi baaxaam bi waaw tax na ñun sax ñu nekkoon ci liggéey bi yëpp bàyyi nañ ndigi moom rek ñu ngi ci loo xam tey ñu ngi ci loo xam ëllëg. Yankuba salaan la. si Yankuba kay moom suma boos la dañoo xaw a nuroo waaye suma boos la waaw suma mbokk la ñu bari dañu foog ne moom ma jur sax waaw kay yàlla moo ko def nit ku nekk ak nitam la waaye amul benn problème dafa ree rek mus la xuloo mus la daxa nit diggée na ba yéen kay misi no problème waaw waaye tey bu mbàyyi ñu bari jooy nañ foofu de ba suba waaw loolu la ci am pour amul rek lu tax ñu bari jooy. ndigi baaxaam bi rek ndigi baaxaam bi moo lekk fii añ yóbbuñu ñëpp a toog amul driver amul client amul dara ñuy toog ci benn bool di lekk mu jël sax ñeneen sax dañoo taxaw xam nga ko nit ku baax la amul problème xam nga ñeneen duñ ko def wala lu amatul foofu amatul ko ci laajte KMC bu njëkk bi Yankuba nañ leen ko wax loolu moom man lu gis naa la ko lu benn du ñaari yoon waaw every day fii la ñu jëlee bool bi yóbbu waaye ñu lay dañoo taxaw sax di lekk di tiba waaw xam nga loolu kooku moom nit kooku moom yéene na la everything waaw dafa yéene ci xolam bi xolam bu set Yankuba xol bu set la am suñu bëree suñu mel comme moom dëkk bi neex na waaye nag xaw fa lu. It's Yankuba Colley thank you very much ñu di ko jaajëfal bu baax a baax si time bu ñu jox ñu ñëw toogoon ak moom fii nag waxtaan ak moom waxtaan yu bëri waxtaan yu am solo leeral lu bëri leeral lu am solo ak tamambaalu spécial lu nekk ngeen a gis ku nekk la ñuy dalal ndaanaan bu nekk la ñuy dalal politicien bu nekk la ñuy dalal tey nag mu ñëwaloon leen fii nga xam ne moom mooy Talinding si këri Yankuba Colley dama tamambaalu ba si biir këram ñëw nag toog waxtaan ak moom tey xam naa ne waxtaan bi ñu bëri jàngee neen si lu bëri mu nekk lu am solo di leen jaajëfal seen déglu bu rafet di leen dig dox dajee ba beneen yoon jërë ngeen jëf